waaw commissaire dañ koy njëkkee balaa ñuy dugg ci wàllum politique ak yeneen tomb laaj yi ak loo xamante ni moom mooy actualité tey lëmbee lool jamono muy samedi bi weesu gendarmerie nationale à travers la section de recherche am ay découvertes yu doy waar yu ñu def ci li ñu jàpp ne ay centre de redressement la yu Kara sécurité gannaaw bi nga jotee ci xibaar bi njëkk en tant qu'ancien commissaire wala commissaire parce que commissaire un jour commissaire pour toujours ban réaction nga am ci mbir mi. réaction bi ma am mooy xaw a jaaxle tuuti ci mbir mi fi mu toll ci gravité parce que soo nekkee ci biti mën nga ni centre de rééducation li ci nekk ak li muy jëriñ ba tey doo soupçonné ni liñ ci fekk loolu moo fa nekk mais du loolu mooy problème bi loolu mënoon na nekk mais bariwaayu nit ñi lu ëpp 200 nit ñu dugal leen ci ay béréb tëj leen ci condition yi nga xam ni loxo état bi nekku ci ñu nit dañ leen di yaraat loolu day poser problème boobu mooy sama réaction ma xalaat nag ni lii war nañ ci jëlee jàngat à commencer par man war naa ci jëlee jàngat ci ni lan mooy ndeyu ci réew mi ñu bàyyi ay nit ñu glisser ci ay espace parce que am na lu benn statut ba di créer lu ñuy wax ay Kara sécurité ba ñu naan lii la walla laa la su demee ba fii tey war nañu taxawaat ñun ñëpp en tant que citoyen xoolaat suñu bopp parce que ñun ñoo ko fekkee ñun ñoo ko dund ci suñu jamono ci ñun la dal en tant que peuple suñu ay doom ñoo fa nekk suñu ay rakk suñu ay xarit suñu ay mbokk ñoo fa nekk kon ñun war nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax ba seet ci yenn loxo la ñuy bàyyi suñu bopp dañuy bàyyi suñu njaboot la ñuy bàyyi askan bi interpeller état bi nag ci responsabilité am ci anam bu nekk. commissaire xam ne lii yàgg na fee am waaye tey jii laaj bi ñu bëri samp moom mooy lan moo tax tey jii ndax mën neen jàpp ne ci état bu mel ni état bu Sénégal lu ñu am ci ay services de renseignement lu mel nii mën na am ci ay barab ba pare état bi du ko yëg. man ni may xalaatee point boobu état bi yëg na ko mais ci biir yëgin bi xëy na am na ay détails yu ko ump mooy li indi gendarmerie bu fa demee loolu bees ci kanamam parce que gendarmerie dafa bokk ci loxoy état bi nga xam ni suñ ne action xool répression tere nit ñi lu leen war a tere moom ci la bokk moom ak police donc su yëg dee am ñoom doon war a bokk ci ñu yëg mais suñu amee mbetteelu fekk fa loolu ci bërëb yi nga xam ne leneen loon doon wuti ça veut dire que ci li état bi war a maîtriser foofu am na lu manqué ça ne veut pas dire que nag da naan état bi xamul woon état bi dafa war a xam mu posé waat question nag ci léegi ci fiabilité système bi muy xamee si fiabilité organisation wu surveillance wu lépp ci fépp ci réew mi ci organisation wu surveillance wu comportement nit ñi ak ci champ wu liberté yi nga xam ni ñenn ñi dañ koy wutal seen bopp te dara du ko justifier lu dul seeni soxlay bopp. pourquoi parce que champ normal bi ñu am fi ñu nekk ñoom foofu dafa tëju déjà ñi fa nekk ak ñoom bari nañ te dugg ñu du ci mel ni donc buñ ci duggee rek ñu ngi xàllal seen bopp yoon bi nga xam ne seen bopp rek moo fa nekk état bi war a surveiller loolu ba ku nekk mën a yem ci sa place. au-delà de cela day poser beneen question aussi mooy wàllum li ñu tuddee ay milices entre guillemets ñu bëri jàpp ne ay milices la ndaxte kenn kuy taxaw woowee sa bopp général wala neneen parce que bi ñu demee aussi si centre de traitement yooyu am na si ñoom te ni ay commandant la leen woowee ñeneen ñu leen jox yeneen ndombal tànk yoo xam ne si l'armée peut-être la nga xamee woon wala gendarmerie wala police loolu tamit est-ce que posé beneen question bu aajoog milices yi ak taxawaay bi ñu si war a am. waaw ci lu sotti xëy na mën na des nekk milice mais ci effectivement. bopp nit ñi nga xam ni ñoo fa nekk seen xel ni ñuy fonctionner discipline bi ñu def seen bopp ak kii leen jiite ni mu tëgge personnage am ni mu tëgge taxawaayam soo ko mayee tuuti mu nekk milice dafa di nag neewuñu ci réew mi nga xam ni milice tout à fait li doon milice mën na fi taxaw rek mooy différence bi mais soo bàyyee mu glissé dama la wax ni la dañuy occuper champ yi nga xam ni dañu génn si fi leen seen li leen yoon may li leen seen dayo may li leen fi nu bokk may li leen seen qualité may di jël nag yeneen champ loolu moo indi sax ñuy dem ci naan centre de redressement soo xoolee centre de redressement boobu lu ko indi est-ce que am na ay kayit
wala dañ ko bàyyi rek ci domaine religieux bi mu nekk rek may ko liberté champ boobu muy def di def ba mu jur lu mel nii est-ce que affilié wu na ci benn ministère est-ce que bokk na ci lii est-ce que bokk na ci lii loolu ay questions yu ñu war a poser la c'est pourquoi suñu nee lii nekk na milice ñoom ñoo indi ñu tuddee que milice mais milice dafay en général ay organisations yi nga xam ni ci situation politique yu particulière ci ay biir dictature kon milice amul Sénégal. Non luy nuroog milice am na fi. mais mënuñu wax ni milice la mais li am solo dëggantaan c'est que lii raf ci biir dafa jege milice te bu ñu éviter ni milice la du milice noonu wax ni lii fi mu jëm baaxut ay nit ñuy dem ba à la limite dañuy comparer seen bopp ak état bi comparer seen bopp ak nekk benn force parallèle bi nga xam ni day wutal boppam njëriñ ay services spéciaux sax. waaw day wutal boppam njëriñ day wane ni moom fi état bi lajje moom mën na fa taxaw def lii def la parce que maa ngi dégg discours seen jëwrin boobu naan xawma lan li ñuy def fii xawma comparer seen résultat wu action ak résultat wu action mu mel ni dafa am fi nga xam ne état bi new foon ñoom ñu sërxalu foofu pour dimbale askan wi fu état bi nekkul donc c'est très important. waaw secrétaire général diwaan sax mu koy wax mi ngi naan nguur gi dafa waroon sant ko gërëm. waaw voilà effectivement parce que lii sëñ Modou Kara di def moom moo ko waroon def. effectivement loolu dafay wane ni ñoom seen bopp ñu ngi taxawaay bi nga xam ni dañoo am autonomie bu leen may droit ñu def may leen droit ñu wax. loolu soo duggee ci champ boobu su état bi xalaat xëy na état bi mënul dem ba ci loolu ci avant événement bi am mais suñu duggee champ ba loolu feeñ rek état bi dafa war a reprendre la main. mais yaa ngi koy junj sànq am na un soubassement religieux maanaam wàllum diine da koy mbubboo si mbir mi te itam gis nañ fi ay kilifa diine yoo xam ne tamit dañuy yenn saa sax mais ni ñuy defee état ndax état seetaanu lu bari ba mu toll fii après mu koo lijjanti. xam nga sunu société moo demee noonu dañuy nekk ci société bi nga xam ni diine ak particularité yi mu am fii daf fi am doole mu am ci biir nag ñi nga xam ni ñoom au-delà diine bi parce que diine daf di leneen ñi nekk ci diine ñu ngi ci diine au-delà diine bi dañuy di xàll yoon pour récupérer pouvoir nit moo demee noonu doo wax ni état bi sàggat na mais da nga naan dafa am situation bu koy rëcc mooy naissance su lii ay groupe Modou Kara yi mooy naissance su yeneen groupe yu ñu dul tudd fii naissance su yenn situation yi nga xam ni da ngay gis ay nit waaye ay ñi nga xam ni dañ leen di tudd dañ leen di embrigader dañ leen di endoctriner dañ leen di gëmloo benn nit dañ leen di gëmloo ni fii la loolu état bi dafa war a reprendre bi du dem jël alkaati yi ñu dem xeexe ak ñooñ day comprendre ni benn champ la bi nga xam ni espace la bi nga xam ni manqué na organisation ça veut dire que ku nekk manqué na ñu tegtal yi nga xam ni moo lay yemale moo lay won foo war a mën a toll moo lay teree. sëñ Modou Kara réagir na mu appelé taalibe bi ñu bañ sa wax. waaw wax ne nañ bàyyi yoon def liggéeyam loolu tam position bu nu mën a saluer la. waaw mais man sama bopp nga laaj de. dama gisul beneen réaction bu mu mën a am parce que fi mu toll moom ci système bii. attitude bi mu mën a am rek mooy attitude luy fay affaire bi donc mën nañu d'accord ni mu jël disposition fu luy fay affaire bi lu ñu mën a rafetlu la mais attention du caagi nag wax na loolu que ni du ñu gis ci biir comportement ay taalibe yi nga xam ni ba léegi suñ leen mayee ñu def lu dul yoon donc tey état bi dafa war a taxaw reprendre en main mooy mu delluwaat gannaaw. xool affaire bi fan la xewee naka lan la mu profiter ci daal di dellu siwaat créer benn cadre bi nga xam ni ku nekk di nga xam foo war a mën a yem vraiment ñun loolu moo ñu ciy génne du ñu wax jàmm wax calme rek ba daal di tëb daal di génn du tamit état bi ñëw di jàpp nit yi di tëj fii di def lii wala dem tëggante dënn ak système maraboutique beeg ñoom du foofu newul foofu fi mu toll mooy li jëriñ réew mi li njëriñ askan wi bokk na ci ku nekk nga des sa place ku nekk li nga war a def nga def ko ki nga xam ni da waroo def lii nga bañ ko def ki nga xam ni war na la tere lii nga def ko ñu profiter ci yee nit ñi ci li nga xam ni moo leen amal njëriñ ak lu leen amul njëriñ. ndax jàpp nga ne mbir mi dina dem jusqu'au bout enquête beeg yooyu bu nekkee ne mbirum sëriñ la laal ak yooyu est-ce que jàpp nga ne dina dem jusqu'au bout wala bu demee jusqu'au bout est-ce que yaakaar moom yeneen implication am dañ xaar ñu ko si woon. dem jusqu'au bout
il faut mu dem jusqu'au bout. Ça veut dire que enquête la il faut ñu tëj ko mais il ne faut pas que enquête bi résultat enquête bi ñun ñu jiitu ci suñu ay bugg-bugg wala ñu nu buggee par exemple yenn dénouement yi am ci réew la nu nekk réew mi ñun la du feneen donc ku ci nekk dañ koy bàyyeeg responsabilité am gendarmerie comme moo nekk sur le champ d'opération ñu bàyyi leen seen responsabilité dañu def enquête te enquête bi kenn du la téléphoné naan la na nga ko yemale fii suñu paree ci enquête bi ñu jox ñi ñu war a jox su ñooñu paree ñu jox ñi ñu war a jox autorité publique yi nga xam ne nag ñoo wër ñoo ŋànk réew mi li ci seen wàll ci ku nekk def li nga war a def parce que problème bi il faut que mu dem jusqu'au bout lu tax muy dem jusqu'au bout il faut que mu am njeexital ci ni ñuy doxale ci sunu diggante du xeex ak kenn du xeex ak lenn état amul boobu vocation dafa am vocation su situation amee mu taxaw ci kaw xool dal di jël ay responsabilités seet lan la mën a xamee lépp ci fépp bu ko defee ba pare nag léegi dal di jël ay mesures yi mooy fexe ba li fi am te yàq mu bañ a mu jeex li nga xam ni nuru naag moom su ëllëgee ñu def encadrement légal ak réglementaire c'est-à-dire taxawal ay ponk yoon yi nga xam ni dina mën a encadrer je crois que ngañeef bi foofu la nekk newul ci ñu feewal que ci wutal état benn fullay réaction bi nga xam ni du fullay réaction état responsabilité lay réagir partout moo tax su ñu nee par exemple aller jusqu'au bout toujours dafa am luy nekk ci suufam ni mu bëggee mu aller jusqu'au bout état du fonctionner noonu en général donc nañu suivre xam ni gendarmerie moo nekk ci kanam état bi moo nekk ci gannaaw gendarmerie ku ci nekk yaa ngi def li nga war a def ba ñu gis li nga xam ni jaaduwul wala jaadu na ñu waxaat ci ñun en tant que citoyen mais pas que ñu toog tey bugg jusqu'au bout bi nekk neneen